أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وقدمه سوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi nga xamantene yéen a baaxoo topp Touba Vision ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax ci topp gi nga xamantene yéen ñu koy topp ni ngeen miine nag suñuy dox ak suñuy topp jotaay yi nga xamantene diine la waaye l'islam la waaye it xew-xew yi waa kër Cheikhul Khadim tey jii nag ñu ngi fii nga xamante ne moo di Ndank Seen nag suñ ko dee wax mi ngi ci bu fekkee da ngaa jógee boor yi Touba da ngay ñëw ba Ndulo nga wàcc sa ndeyjoor dem environ 15 kilomètres bu fekkee da nga jógee Diourbel it naka noonu da ngay ñëw ba ci sa ba ci Ndulo nga wàcc sa càmmooñ topp ran bi ba yegg si ci biir dëkk bi nag di dëkk boo xamante ne bu am taarix la bu am cosaan la tey jii nag ñu ñëw fii comme niñ koy defee at mu jot ci ay activités yu am solo yoo xamante ne ñi ngi taxaw ak sëñ Algora Sène bokk ci membre yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk Arcodas ak ñi ngi ko àndal ñëpp waaye kenn la ci ñoom koo xamante ne dañuy jox tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy Arcodas ak li muy taxawal lan la ginnaaw bi nga xamante ne nuyoo na wax ñu fii gën a yaatal tuuti ci Ndank Seen asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi comme ni ko sama mbokk mi waxee rek yéen ñi taamu di suivre Touba Vision ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di sant bu baax nag waa Touba Vision ci seen taxawaay ndaxte suñu mbokk yi ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi nekk ci diaspora bi wax dëgg yàlla taxawoon nañ lu baax a baax ci ñu woo waa Touba Vision ñu ñëw ngir seen liggéey bu rafet ñu ngi leen ciy sant bu baax ni ko mbokk mi waxee ñu ngi tey jii fi ñu naan Ndank Seen nag suñ koy waxee dafa nekk dëkku cosaan léegi rek dañu amoon benn plateau spécial ci waxtaan wi am na suñu mag mu baax mu ne mi ngi sancu en 1452 ku gis loolu xam ne lu yàgg la waaye diir boobu nga xam ne yëpp sanc na ko Ndank Seen naka jekk nekk dëkku cosaan nekk dëkku ay kilifa yoo xam ne jaar nañ fi fii ci wet gi am na barab boo naan New Bamba dañ ne Cheikh Ahmadou Bamba jaaroon na foofu ba sàkku woon fi ndox ñu may ko fi ba mu ñaanaloon waa dëkk bi kon loolu rek taarix la bu am solo boo xam ne bii waroon naa tax ñu taxawal gàmmu gi waaye gàmmu gi suñ ko taxawalee dafa am suñu maam mu baax mu naan maam Abdourahmane Sène mu taxawaloon ko doon maam joo xam ne ji macha allah lépp loo xam ne lii moom mooy rafetalug mbokk moom mooy dox ko ba mbokk yi juboo ba ñu àndandoo moom moo doon bitu gàmmu gi loolu bi mu demee ba ñun ñi ci suñu juddu mag ñooñu nga xam ne moom moo doon seeni nijaay taxawal ay association ñu tuddee ko association des ressortissants de la commune de Ndank Seen muy Arcodas buñ ne commune de Ndank Seen nag Ndank Seen dafa gàddu ñaar fukki village ak juróom kon buñ ne commune rek village yooyu yëpp ñu ngi ci biir tey ji li gënoon na taxaw waxtaan wi nga xam ne doon nañ ko def plateau spécial bi ci suba moom mooy xamle woon ne village yooyu ci biir Arcodas ngeen bokk ñi nekk Dakar ñi nekk biir Ndank Seen ñi nekk Diourbel ñi nekk Touba ëppale wuñ leen ci li nga xam ne lii moom mooy Ndank Seen kon dañoo war a ñëw bokk ci ñu àndandoo mu yaatu ndaxte sëñ Seck sànq yaa ngi ma koy wax ne wàññi su demee ba ñett rek ñu ne mbooloo ngi nii kon ñu jàpp ne mbooloo mi kéem lu mu gën a ñëw gën a bari li ñuy soxla di ko laaj ñu gën ñu ko jox loolu daal mooy suñu taxawaay ci Ndank Seen. kon ginnaaw kàddu yooyu nga ubbee muy lu rafet. ci dellusiwaat ci historique wu Ndank Seen te ay mag ñu baax ñu ko sosoon di magi diine ba nampatal leen ci ba ngeen màgg yor ko ba ànd kook seen i rakk seen i doom seen i jarbaat muy àndin wu rafet boo xamante ne yaatu na comme ni nga ko waxee ci biir réew mi ak ci bitim réew kon mën nañu xam Arcodas bi muy taxaw kañ la taxaw ak bi mu taxawee ba pare naka lay doxee ay membre am nuñ ciy bokkee naka la ñuy bu ngeen koy yaatal ak participation bi nga xamante ne membre bi bëgg na koo xam ci biir liggéey boobu. waaw jërëjëf loolu dina xaw a yomb tuuti mën naa ne Arcodas seen premier récépissé ñi ngi ko am en 1963 ñi ngi ko créé nag en 1958 boobu moo doon suñu juddu kon xam nga ne loolu def na ay fan loolu dafay wane tamit mag ñi nga xam ne ñi ngi fi woon taxaw ci Arcodas lan mooy seen xarañteef. macha allah ndaxte bu dee en 1963 da ngaa defoon ay texte am récépissé en 1963 boo doon compter association yi am récépissé en 1963 yu néew la 63 googu dem nañ ba en 1991 ñu
texte 63 ba 91 ëpp na ay fanweeri at kon wax dëgg yàlla suñu maam yooyu ay jàmbaar yi la ñu yu wér a wér te amoon nañ ay xarañteef loolu nag biñ ko taxawalee jamono di dox ñu ne association bi war nañ ko tamit méngale ak jamono méngale ak jamono nu mu demee moom mooy ñu am lu bees loo xam ne lii da cee dugg ndax ginnaaw suñu objectif moom mooy dajale mbokk gi d'abord dajale mbokk gi moo tax ñu créer ay cellules yi nag dafa yaatu dem à l'intérieur dem à l'extérieur du Sénégal dañ ciy profiter sant bu baax a baax cellules yi nga xam ne yëpp ñi ngi à l'extérieur que ça soit États-Unis Argentine Gabon France Espagne Italie Gambie Afrique du Sud Côte d'Ivoire ñëpp Gabon ñëpp sant nañ leen bu dul woon ñoom màggal gi du taxaw seen participation daanaka mën nañ ne ñoom ñooy defar gàmmu gi kon ñoom sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax gilet yi ngeen gis nit ñi sol ko ñu leen di mën a identifier cellule États-Unis ñoo ko jënd yónnee ñu ko talkiwal ki yi nga xam ne moom mooy yombal liggéey bu baax ñoo ko jënd depuis daaw yónnee ñu ko ñu nekk ci liggéey bu rafet boobu kon cellules yi loolu mooy seen njëriñ waaye cellule Italie gis ne ci biir objectif wu association bi dafa am wàllu santé ñu war koo taxaw di ko saytu jënd nañ ab ambulance médicalisée yónnee nañ ko yónnee ñu ay garab yoo xam ne yii garab yi sax du woon li ci ëpp. du woon pour poste de santé yi waaye dañ ko mujj séddale lenn li ñu yóbbu ko hôpitalu Touba lenn li ñu yóbbu ko hôpitalu Njaareem kon loolu suñu wax développement dëggantaan loolu ci la bokk moo tax ren jii ñu ne ginnaaw wàllu santé daf ci am solo ñu indi benn association nationale des drépanocytaires pour ñu def li ñu naan dépistage drépanocytaire ndax kenn ku nekk xam na ne ñun ni ñuy sëyee ci wàllu mbokk te loolu dafa nekk feebaru deret boo xam ne bii dañ koy donn te suñ dee teel nañ koo dépister xam ko loolu dañ ci mën a jublu association bi accompagner ñu mën leen traité macha allah ba tawat gi du leen sonal donc loolu daal mooy li nga xam ne lii moom mooy li ñu taxaw ci Arcodas bokk bi nag lu yomb la moom mooy carte de membre yoo xam ne yii commission informatique boobu ma doon wax ñu ñëw taxawal ko dañ koo defar carte de membre yi participation bi 1000 francs la soo joxee sa 1000 francs dañuy jël sa photo jël say filiation jël sa li nga bokk lépp maanaam sa waajur ay waajuram ñu defal la ko ci sa carte nga xam ne moom mooy feeñ nii ci ginnaaw donc mu nekk carte de membre yoo xam ne mën naa ne c'est numérisé mu am solo lool carte yi commission informatique ñoom ñoo nekk di ko defar bokk ci wax dëgg yàlla yomb na ñëw nañ ñu installé leen fii à côté gis ngeen ko seen taabal ngi foofu képp koo xam ne kii ñëw nga su dee amaguloo carte foofu dañ la fa bindu photo la tiiral la fa sa carte en même temps te matériel boobu ñu koy defee suñu propre moyen la ñun ñoo ko acquérir suñu propre moyen indi ko installé ko di liggéey lool donc vraiment bokk ci lu yomb la incha allah moo tax ñi ngi koy yaatal di ci woo ñëpp ñu ñëw taxaw ci li nga xam ne moom mooy Arcodas ngir affaire bi gën a yaatu ñu xam ne part biñ ci am ñun ñuy taxaw di wax même part boobu lañ ci am même responsabilité lañ ci am incha allah. waaw kon xam naa ngir tëj ci buntu boobu rek mel na ne kon base de données la boo xamante ne ñoom waa commission informatique dañ ciy liggéey di yaatal képp koo xamante ne nga gën ñu indilaatal tuuti rek ñu doog a dugg ci beneen. waaw base de données bi li koy gën a leeral moom mooy tey jii dañu créer li nga xam ne moom mooy site informatique www.dankhsen.com léegi ñoom dañu nekk di liggéey ci li ñu naan arbre généalogique mais arbre généalogique pour nga am ko li nga wax noonu il faut ñu am base de données ñëpp. base de données yooyu nag mi ngi dugg tey jii sax dañ ko indi imprimé wale ko pour wane base de données bi donc am membre yëpp tey jii membre buñ ci soxla xam nañ sa adresse xam nañ say waajur xam nañ say maam xam nañ say numéro téléphone xam nañ ban cellule nga bokk donc mu nekk base de données bu am solo boo xam ne bii kenn ku nekk aussi léegi à vie benn numéro ngay am même maam yi nga xam ne yi demoon nañu te fekkee wuñu lii am nañ seen numéro spécial boo xam ne bii soo duggee ci site internet bi soo tapé sa numéro soo defee entrée mu war la càllale bi ñi nga bokkal ñëpp non vraiment mu nekk liggéey bu mucc ayib boo xam ne bii wax dëgg yàlla ñu ngi ciy taxaw di ko liggéey. mënees na ko consulter partout. mën nañ ko consulter partout dans le monde ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax incha allah. donc buntu boobu rafet na comme ni nga ko waxee ca duñ ne lu yellulul la ndax village boo xamante ne bi ñu ko fondé léegi mi ngi bëgg a dugg ci 5 siècles wala 5 siècles et plus donc mën nañu jàpp ne ñi fa juddoo yaroo fa war nañu mën a taxawal lu mel nii. su ko defee kon lu mel nii it objectif bi moom mooy développer sa dëkk li olof di wax naan ndimbal na ca fekk loxol borom. dëgg la état mënul def lépp malgré ne am na lu bari lu ko war
mais yéen a ngi ci jiitu di taxawal waa mooy tax état bi fekk si leen ci li ngeen di def noonu. loolu mën nga ñu ci indil rek tuuti ci infrastructure yi nga xamante ne am na fi ca wala yenn yoo xam ne manqué na fi ca yéen a ngi ciy tàllal loxo waa dëkk bi waaye ak état bi ak bépp responsable boo xamante ne war na cee mën def la. waaw mën naa ko commencer ma def ko ñaari pàcc bu njëkk bi moom mooy li nga xam ne lii tey jii ñoo ngi ciy taxaw di ko réaliser te xaaruñu état comme li nga wax nii moom mooy tey jii indi nañ fi lu am solo moom mooy unité de potabilisation ndaxte dañu gis ne zone bi dafa nekk ci zone bu ñu naan nappe phréatique boo xam ne bi maastrichtienne lañ koy wax mais nappe boobu dafa saf xorom ñu gis ne xorom soosu soxna yu bëri daf leen di lor ci wàllu seen ëmb am na ñoo xam ne sax suñ ciy naan day imbi maanaam day dindi ëmb bi xam nga loolu lor mun koo gën a rëy ñu ne ginnaaw loolu am na nañu jéem a seet ak ay partenaires ñu fexe ba lijjanti fi benn unité de potabilisation boo xam ne bii ndox moom moo dàq Kirène d'ailleurs ñoo ngi réfléchir sax ci nañ la ñu mettre en place benn GIE parce que ñëpp ñi ngi jaay ndox ñu xool ñooñu nan lañ ciy yëngoo aussi pour loolu mu développer mais aussi gis nga poste de santé bi li ma la wax sànq wax naa la ko ci ambulance bi loolu état la wàllu état la moom moo ko war a def ñu ngi réclamer nag vraiment ci ginnaaw centre de santé parce que dëkk bi dem na ba xat poste de santé bi mais ñu ñëw defal ñu ko centre de santé ak ay jumtukaay yu ci war loolu yittewoo nañ ko lool. mais aussi école primaire bi tey jii ñun góorgóorlu nañ ba mettre fi en place benn salle informatique boo xam ne bii tamit ñoom la waroon parce que tey jii àdduna dox boo xam ne bii école yëpp ñi ngi ciy jàng informatique ñun ñu ne nañ ci jiitu ñu ñëw construire nañ fii ci école bi xam naa bu ci kanam ne di ngeen fa dem ñu construire nañ fi benn salle informatique donc loolu tamit am na solo mais yamuñu foofu dafa am machine décortiqueuse boo xam ne bii kenn ku nekk yaa ngi koy soxla muy ay machine bojj loolu tamit suñu propre moyen acquérir nañ ko mi ngi ci yoon bi incha allah dina ñëw bu ñëwee tamit nañ leen ko présenter tout ça pour dire que xaaruñu état waaye soxla nañ lu bari ñu andil ñu ko parce que yoon bi métti na soxla nañ ñu goudronné ko li nekk suuf ñu def ko latérite en attendant waaye li nekk latérite ñu mën ko goudronné ngir ñu fi mën si yegg si ak jàmm vraiment un CM de proximité soxla nañ ko parce que loolu aussi dafay yóbbu la déperdition scolaire maanaam xale yi dañuy jàngee fii réussir mais des centaines de xale ñu réussir war a dem kenn kii dem Diourbel kii dem kii am na ñoo xam ne du ñu am koo xam ne kii daf leen di yor pour continuer seen cursus scolaire dañuy mujj obligé donc ñu baisser les bras toog parce que moyens yi day manqué donc suñu amoon un CM de proximité loolu wax dëgg yàlla par rapport ak li nga wax nii les populations qui tournent autour de plus de 3000 donc vraiment loolu lu ama sol la loo xam ne lii wax dëgg yàlla yittewoo nañ ko bu baax muy yu ndaw rek mais aussi am na forage. temps yi dañu am d'énormes difficultés par rapport au forage parce que dañ naan li ñu naan OFOR moom moo yoroon forage yi joxoon ko waa dëkk yi biñ ko yoree am lu soppeeku par rapport à l'État léegi ñu privatiser les forages ñu jox ko benn société bu ñuy wax Aquatec moom moo koy gérer mais tout dernièrement qu'est-ce qu'ils ont fait Senelec coupé na courant bi dëkk bi amul ndox simplement parce que am na ñuy fay ak ñu dul fay mais ils doivent trouver des solutions yoo xam ne yi kuy fay tu es tranquille ngay am sa ndox ku dul fay ñu xool yow ban solution la ñuy trouver ak yow mais couper tout le monde loolu wax dëgg yàlla bëgg nañu que ça ne se répète plus parce que dëkk bi tamit warul toog ñuy manqué ndox manqué woon na fi ndox plus d'1 mois lan moo ko waraloon moom mooy pompe bi nga xam ne bii mi ngi fi woon di pomper amoon na problème panne ñu dem jëliwaat beneen pompe mu ñëw panne mais pendant 1 mois dëkk bi amul ndox loolu catastrophe la te suñ sañoon quand même diñu nekk ci jàmm dañ nekk ci dal parce que dëkk bi loolu la laaj ñi dëkk ci dëkk bi loolu la ñu laaj ñi nekk ci dëkk bi nekk ci diaspora yi loolu la ñu laaj kon wax dëgg yàlla loolu aussi ñoo ngi tàllal loxo à l'état nga xam ne yooyu yëpp mu mën ci taxaw saafaraal ñu ko incha allah parce que lu war la ci ñun. waaw kon jërëjëf sëñ Algora yaakaar naa ne macha allah loolu dinañ ci ñëw xam naa ne da ngaa cof tuuti rek. ci problème yi nga xamante ne li ñuy wax problématique yi nga xamante ne village bi am na ko wala commune u Dank Sène xam naa lu mel ni it da ñuy ramasser ñaari point rek ngir ñu tënk boo noppee ñëw ci information yi nga war a joxe foofu muy lu mel ni taxawal ko dafa laaj organisation donc am na ay cellules ay communication am na organisation am na tout donc loolu pàcc yooyu naka ngeen koy waajalee ba bis bu ñëwee ngeen jekk ko ni ngeen ko war a jekkoo ak lan mooy programme bi nga xam ne moom ngeen déroulé pour tey ku fi ñëw rek mën cee gis boppam. effectivement ñun dañu jàpp ne pour événement mu réussir il faut une très bonne organisation
donc looloo tax ñu créer aussi ci biir association bi mais mu nekk association boo xam ne bii aussi buy dox la c'est-à-dire parce que buy topp ay organes am annuellement dañ def assemblée générale dañ def renouvellement de bureau donc évaluer li ñu liggéeyoon daaw yëpp ñu ñëw teg ko sur la table mais bu ñu defee assemblée générale ba pare jublu wàllu màggal gi mais ma fàtte benn affaire ci gàmmu gi association Arcodas tey dem na ba nga xam ne gàmmu gi événement la boo xam ne bii je veux dire benn pàcc la ci biir activité je veux dire activité la léegi il y a d'autres activités léegi gàmmu gi activité annuelle la mais donte nag c'est l'activité phare parce que qui réunit tout le monde et toute la diaspora voyez donc mais yeneen événement yi aussi pourquoi c'est important parce que moom mooy cellule jeune dañu créer benn cellule jeune les cellules jeunes bi nag bëgg naa ci. c'est important relève. oui damay dugg foofu ndax bari na luy tàmbali di dox normal mais ñàkk objectif ak ñàkk relève moo koy baare. donc kon damay lay relancer rek pour wax ne foofu c'est important pour ñuy déglu ak ñuy jànge ci lu mel ni ñuy préparer ñaar yu mel noonu. nit su jugee dafa war a xam fu mu jëm loolu la ñu tuddee objectif. en même temps soo jugee di demit war nga wut préparer relève. pour soo demee ba say toqi ñeneen ñi mën laa aw. effectivement vraiment loolu moom li nga wax ni exactement ñun vision boobu la ñu am dañ ne jamono foo dem rek ñu ne xale yi yàqu nañu xale yi def nañ nii ñu toog ñu def ci ab séminaire ñu waxtaan ci ñu ne mais lan moo ko waral réellement ñu gis ne dafa am ci loo xam ne lii waral na ko moom mooy xale yi xamuñu seen démb dañuy daw noonu rek mais ñun suñu xale su dee dañoo bëgg a xam suñu démb ak li ñuy wax fii ci suñuy maam yi seen taxawaay nañu dellu à la source maanaam xamuñu seen source ñu ne pour dellu à la source nan la ñuy def dañuy créer la cellule jeune mu créer li ñu naan les 72 heures de Dank Sène donc mu am ñetti fan yoo xam ne yi 5 ans ba 18 ans ñoom ñoo fiy ñëw di fi fanaan di fi yandu dellu à la source suñ dellu à la source suñ ñëwee yéeg mbaam ñu xam ne nii la mel suñu ñëwee yéeg ci garab yi rëbb yi dem def ay match def ay cosaan ñu def concours togg cosaan. colonie de vacances daal. exactement ñalang niñ koy toggee ñii ñëw présenter ñalang nii lañ koy toggee xale yi xam seen source lan la. ñu profiter waxtaan ak ñoom loolu léegi 72 heures bu jotee xale yépp ci vacances yi dañuy daw si pour bëgg a ñëw loolu nag mooy tax bëgg gi ñuy bëgg fii ba loolu leen fi laaj ñu jox la ko. loolu moo waral cette bonne organisation tey jii kilifa yi nga wax ni ñi ngi fi mais dañu nekk en retrait parce que relève bi dafa am ñu man ci laa bokk ñu am di ko assurer kii taxaw nii sama doom la tey jii moom moo yor tout ce qui est wàllu électricité et mi ngi nii sawar ci ay samay jeune frère mi ngi ci biir commission informatique bi donc vous voyez donc noonu la ñu am un président bu ñuy wax Massiga Sène qui est très 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 dynamique macha allah waaw bu 72 heures yi jotee ñoom dootuñu am jàmm ji la ñuy taxaw di réaliser lu bari nag parce que dañuy ñëw fii yu am solo xale yi nga xam ne fii ñi ngi fi te xarafaluñu ñu leen di dajale chaque année dañ fi xarafal ay 50 xale wutal leen mbubbu njulli waaye wutal leen mbubbu bërloot suñu génnee yaa ngi dégg daal di ñëw ci daara yi suñ ne gis ne daara yaa ngi fii ñu wutal leen ay téere xam-xam ñi ci gën a xarañ ñu wutal leen ay yére yu bees ñu sol ko ñëw ci école primaire bi xale yi nga xam ne ñi ngi jàng parce que l'éducation est à la base de tout ñu jàppale leen ci ay prix jàppale leen ci ay jumtukaay daaw par exemple cahier ak livre mën naa ne école bi kenn jënd ko lépp ñoom ñoo ko indi jox leen ko vraiment donc mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne bii jeunesse bi koy def pour terminer ci bunt boobu balaa ñuy dem ci déroulement wu journée bi ni mu tëddee tey ñu tëjee foofu ci programme bi mais xam naa comme ni ngeen ko waxee ci tàmbali bi lu mel ne Arcodas ku ko sos mooy nga enraciné wu ci sa dëkk mais nga créer développement ci sa dëkk pour que nga retenir ressortissants yooyu nga xamante ne ñoo génn nekk fekk yu ak fu ñu dem ci àddina bi mais loolu dafa laaj ab vision comme noonu nga koy waxee boo xam ne du day global ci misaal maanaam fii dëkk la comme ni ñu koy waxee dëkku àll la waaye dëkk ville la village la mën nañu wax ndax li am ci dëkk yëpp am na fi am na courant am na yoon wu fi ñëw am na ndox yaa tout donc est-ce que ci seen biir loolu comme vacances 72 heures yéen a ngi xalaat def fi loo xamante ne day avancer wàllum mbay moo xamante ne dañu ko dem ba industrialiser ko di ko commercialiser ba mu mën a jur nit ñi di des ci dëkk bi au lieu que ñuy génn di jéggaani faneen ba gën a mën a dundal dëkk bi ni mu waree comme ni ñu koy waxee ma exode rural bi sonal nañu bëree bëri donc est-ce que yéen a ngi xalaat naka ngeen di def ba gën a mën a dëj nit ñi ci terroir bi. effectivement yaa ngi lenc sama lanc loolu la ko olof yi di waxee
li nga wax noonu jeunes yi taxaw nañ ci ba nga xam ne en relation ak le maire de la commune daggal nañ ñu benn ay hectares fii ci ginnaaw parce que dañ ko bëgg a def benn ferme agricole boo xam ne bii effectivement day retenir les jeunes par rapport à l'exode rural xam nga yooyu dafa laaj accompagnement par rapport à l'État parce que am na ci yoo xam ne yii moom laa doon wax sànq heureusement nga ne ma daf am na yoo xam ne da nga ko brosser rek effectivement xam naa dafa xajul parce que dafa yaatu mais kenn ku nekk soo gisee ni ñuy doxee ak li ñuy teg jéego par ndànk non war nga ne ñii nag ñuñ jar a jàppale lañ donte ne nag tàmmuñu laaj tàmmuñu tàll waaye moment yu mel nii su jotee autorités yi ñëw dañ leen leeral ne ñun kat ñoo ngi ci lii seen wàll lii la soo leen ko defee walilaay xam waaye soo leen ko deful ñu ciy jéem di def parce que taxawuñu di xaar parce que développement suñu gox dañ ne d'abord dañu bëgg a wax ñun lan la ñuy war a defal suñu dëkk waaye xaaruñu lan la suñu dëkk di ñu defal donc te loolu tant que esprit boobu mi ngi dem ci ñëpp rek incha allah bëgg nañ daal fii ak lu tuuti rek parce que dañ ne slogan la impossible n'est pas d'en-croix ça c'est le slogan boo xam ne bi moom moo nekk ci carte de membre yi dañuy wax ñëpp ne impossible non dara waruñoo të suñu benn maam di bàjjan di yaay suñu naan soxna Ami Sène ñu profité nuyu ko kilifa gu mag daf naan ñu loo leen soxla wax leen ko te teg ci di ngeen ko am incha allah te loolu dal na suñu xel yi am nañ ci yaakaar bu baax yàlla na suñu borom bi yàggal leen. delloo si Seexul Xadim ci téeréem bu ñu naan Nahju ma ngi fay wax man xaraal baaba walaj na walaj maanaam képp koo xamante ne sax na ci bunt di fëgg bu yàggee dina tijjee ko loolu moom mooy l'impossible n'est pas d'en-croix. Donc je pense que slogan boobu tout le monde danañ ko jël pour jàng tamit incha allah léegi ñu ñëw ci programme tey bi nga xamante ne moom ngeen tëral war ko dérouler journée bi mu ñuy am na plateau bu am solo comme ni nga ko waxee bu fi jàll sànq. waaye it ñi ngi xaar cérémonie bi ak yeneen yoo xamante ne war na fi am. waaw loolu tamit dañ ci def benn plateau spécial bi moom mooy li ñu doon waxtaanee sànq xamal yeneen dëkk yi nga xam ne yii ñoo ngi wër te nekk ci biir commune Dank bi lan moo war a doon seen taxawaay ci biir Arcodas dégg ngeen débat bi macha allah jël ngeen ko te nit ñi dañ ko seetaan mu am solo te riche loolu mu waroon am à partir de 10 heures dañ noon suñ ko commencé 10 heures ba. tisbaar jot ñu dem julli ji ñëw yeggale bu ñu yeggalee ba waxtu xéewlu jot ñu dellu ci kër yi waaye suñ delloo ci kër yi dallu ba tàkkusaan jot ñu àndandoo ñun ñëpp ñëw julli suñu génnee ci tàkkusaan bi rek dañuy ñëw loolu tamit ci innovation yi la dañuy ñëw ci place cérémonie officielle bi parce que bu njëkk daf daan guddee lool ba ay 2 heures du matin ñu ne loolu tamit war nañ ko seetaat ndaxte mbir mi moom da ngay jàng ci le passé pour mën a defar sa kanam donc ñu ne kon bii yoon dañuy commencer cérémonie officielle bi à partir de 17 heures suñ koy def ba timis jot ñu taxawal dem julli ji suñu dellusiwaatee man ko terminer vers 20h30 su ko defee autorités yëpp yëgal nañ leen ko pour loolu ñu def suñu jógee ci cérémonie officielle bi ñu dem xéewlu ji def diine suñu jógee ci diine bi suñu delsee dafa am kuréelu xasida bu nekk fii Dank Sène ci innovation yi la bokk ñoom it ñu impliqué leen ci ñu ñëw yëkkati xasida yi waaye am na ci diggante bi kuréel zikrullahi bu taalibe sëñ Mbàkke Ngunda Fall ñoom it dinañ fi nekk def zikrullah ginnaaw ñaar yooyu sëñ Mbay Ngiraan bu Jurbel conférencier bu mag a mag moom it dina ñëw continuer waxtaan wi nga xam ne lii moom mooy relation familiale et politique parce que thème ren ji loolu moom mooy thème bi ñëpp ci loolu la ñuy waxtaan dégg nga ko sànq ba tey ci loolu la ñu doon waxtaan waaye sëñ Mbay Ngiraan bu paree dañ jox sëñ Goro Jum moom mu eggale guddi gi yëpp vraiment loolu daal mooy li nga xam ne ren ji taxawal nañ ko programme te ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ndaxte biñ tàmbalee ak léegi jusqu'à présent loolu moom mi ngi ñuy réussir donc li ci des yàlla na suñu borom bi yóbbuñu ci mu am une réussite totale vraiment sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ci seen teewaay muy am di jàmm yi muy ñi nga xam ne ñi ay sympathisants lañu dañoo dégg mbir mi rek ñëw soutenir ñu ci seen alal soutenir ñu seen i déplacement ndax fii sori na mais képp koo xam ne kii jóg nga ba ñëw fii na nga xam ne yëg nañ la te incha allah dinañ fayanteeg yow bor boobu yàlla na suñu borom bi def tawfeex jërëjëf. amiin na ngeen ko déggee noonu sëñ Algora Sène leeral na lu bari ci li nga xamante ne mooy activité yi nga xamante ne Arcodas mi ngi koy amal waaye it jeexul lu bari des na ci kon xam naa ne li si des dañ leen di dig
daje boo xamante ne incha allah danañ amal benn plateau ak waa Arcodas moo xam fii wala Dakar bu ko defee membre yi ñi ko ŋànk yëpp ak fu ñu mën a nekk ñu yor organisation bu ko defee ñu gën a yaatal li nga xamante ne Arcodas mi ngi koy dox. ce sera vraiment le bienvenu loolu moom. lu ñu yittewoo la bu baax a baax ñu xamal adduna lan mooy Arcodas ak nan lay taxawee. incha allah bëggoon nañ ko sax li jiitu bis bi waaye xawoon naa xat ba mënuñu koo def waaye ñu ngi leen di jox daje rek incha allah bu lii weesoo danañ ko def bu soobee yàlla. kon ñu wàccee foofu kàddu yi di leen wax li ci des incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.